alors maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci laaj bi ñu ngi tàmbali tey suñu liggéeyu xool li xew ci terrain bi ci Thiès biñ fa jógee jàll nañ Bambey ñëw Diourbel dem Mbacké ba yegg si fii Touba li nga xamante ni moo doon sababu jóg bi tey mooy ñëw saytu si li ñu santoon autorité administrative yi nekk ci gox yooyu muy teel a jublu ci liggéey bi ba matériel électoral bi ñoom ak DGE parce que DGE moom moo koy organiser mais daf leen koy jox ñu conditionné ko war ko yóbbu ci fi nga xamante ni fa la ñuy voté ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes yi mën ko def ni mu waree te bi ñu ñëwee xool li nga xamante ni moom lañ ñu bindaloon ci ay kayit nit ñu jot na fee am loolu la ñu gis ci terrain bi kon du ñu def lu dul rafetlu liggéey bi nga xamante ni tàmbali na te war a yegg dimanche bu ci yàlla àndee autorité administrative yi amal ko. waaw kooku gis naa ni ci tubaab ñëwaat ngeen ci ñaari yoon dama wax ni nit ku nekk am nga droit nga voter sa droit la te sax quelque part et c'est la vérité c'est un devoir citoyen que de voter nga tànn ni kii moo ma doy kii laa yaakaar ni li muy wax ni su ci jotee dina ko def mu dellu si ci ñun convaincre na ma gëm naa ko donc moom lay sànnil sama carte kooku ku ne am na ci droit waaye droit boobu mayu la ngay yàqal kenn mayu la tamit ngay yàq li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ba tax na li ñuy séentu te Sénégal dëkk la bu yàgg organiser ay élections dëkk la boo xamante ni tradition démocratique daf fi sax dëkk la boo xamante ni nit ñi mën nañu wuute xalaat mën nañu sax bañ a ànd ci gis-gis ci yenn yi rawatina su élection ñëwee waaye bisu tànn la bu tànn bi jàllee ki nga xamante ni moom moo gañee ki nga xamante ni moom la doon jonganteel li ñuy séntu ci moom mooy mu félicité ko ànd ak moom ci liggéey ànd ak moom ci liggéey na tekkiwul ni da ngay ñëw ànd ak nit ngeen bokk fi ngeen nekk ci parti wala mais même ki lay critiquer yow la àndal ki nga xamante ni mi ngi taxaw di xool ngay liggéey mu gis ni lii doxul wala lii mën nga koo gën a rafetal mu ñëw critiquer la même man kooku ci sama gis-gis képp kuy def loolu jëmale ko ci yow la àndal ndax su fekkente ni dafa jublu mu gën a baax donc loolu li ma ci jubloon a wax mooy élection yi ci wàllu vote bi nangu ñëpp xam nañ ni lu jaadu la maintenant et ci loolu lay tontoo ci wàllu sécurisation scrutin bi nga xamante ni moom ngay wax dama wax ni rôle état la pour sécuriser le scrutin bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneur yi ni leen kenn ku ne ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voter ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu baay niñ ko xamee ci suñu réew parce que loolu la ñu mës a dundee ci wàllu sécurisation bi fii si Touba damay wax ni muy Touba ak muy beneen dëkk ci biir Sénégal lépp luy wàllu sécurisation niñ fay taxawee benn lay doon li ko waral mooy amul kenn ku mën a empêcher moroomam mu def droit de vote mais rôle état bi la que mu assurer la sécurité des personnes et des biens et kooku noonu l'expression plurielle de la démocratie maanaam bañ a juboo wala bañ a am même xalaat kooku dañ koy nangu nit ku nekk am nga droit nga ni ànduma ak yow nit ku nekk am nga droit nga ni kii lay votel ku la neex nga votel ko waaye nag
kii laay votel te bu fekkente ni voté woo ko ma xeex ak yow kooku ak foo mënti bokk yoon daf ko dàq diine daf ko dàq ngor daf ko dàq rôle état bi la nag pour mu assurer la sécurité des personnes et des biens et kooku mën naa leen wax ni du loo xamante ni c'est négociable. waaw ci wàllu matériel wax naa ko léegi ma leeral ko bi nga xamante ni liggéey bi tàmbale na et ma ci profité di féliciter ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom mi ngi koy def le directeur général des élections option bi mooy yeggale matériel bi fi nga xamante ni moo gën a sori bala ñu koy indi Dakar te buñ ko yóbboo foofu ba noppi di nag gën a jege si lu ñuy gën a jege si Dakar rek di fa bàyyi matériel lu ñuy gën a jege si Dakar di fa bàyyi matériel ba Dakar mujje loolu nag bis bu ne suñu xëyee dinañ ci def benn point xool fan lañ ci toll xool ndax matériel bi ñu ni yegg na dans les régions de Ziguinchor Kédougou ak Sédhiou ak Kolda yegg na yi war a dem Tamba ndax yegg na yi war a dem Saint-Louis Matam yegg na noonu lañ koy defee ba yegg si Thiès bu ñu yegg see Thiès ñu xool ni yegg si na Dakar même matériel bi tamit yóbbu nañ ko ba noppi matériel lourd bi la ñu njëkk a yóbbu teg ci bulletins yi ak documents électoraux yi nga xamante ni fii ñuy waxee nii tey buñ ñu woon suba la ñuy def élection yi mën nañ ko def mais liñ ci jublu mooy lu ne da nga ciy jàng élection chaque fois benn œuvre humaine parfaitul amul dara lu nit di def ñu ni 100% amul lu ci nit mën a am comme opinion divergente munu ci am beneen xalaat bu bokkul ak yow bi nga amee ba tax na saa yu ñu génnee ci élection dañuy am benn lël boo xamante ni dañuy xool li mat a gën a defar ak li mat a gën a joyanti suñ ci jugee bi élection bi ñuy séenu bu jubsee ñu jël ay matuwaay ba li nga xamante ni gisoon nañ ni kat mënees na koo moytu wala doonoon na rëq-rëq ñu xool nuñ ko moytoo moo tax tey li ma la mën a wax mooy amul benn gox bu nekk ci Sénégal boo xamante ni matériel bi dem na fa waaye yamuñu ci loolu non demu fa waaye yeggu fa waaye yamuñu ci loolu bu fa matériel bi demee ba pare dañu wax gouverneurs yi ak préfet yi ak sous-préfet yi xool leen matériel bi ndaxte ci transport bi mën nañ gis ni bii manqué na wala am na lu jotu la yegg seeg yooyu ñu pointé ko buñ ko pointé ñu ni leen lu ngeen gis ni matul au plus tard ci tey jii lañ ci amoon délai na ngeen ko remonté bi am na ba pare sax mais au plus tard tey la ñu amoon délai laa waxoon DG ni ko au plus tard tey même li nga xamante ni dañ ni manqué na tel bulletin ak tel kii nañ ko gaaw yóbbu nga xamante ni aljuma au plus tard lépp li ñu war a am sur le terrain am nañ ko comme matériel ba bu samedi dañuy éclater après dimanche ñu continuer liggéey bi le matin de très bonne heure pour que bu nit ñi ñëwee à 8 heures mën a fekk ci seen ay bureau de vote président bi toog ñi mu seqal liggéey bi toog représentant parti yi toog SEDA toog nit yi mën a def seen vote ni ñu ko bëggee ci jàmm ak ci salaam képp koo xamante ni askan bi tànn na la ki nga xamante ni tànnuñu ko félicité ko Sénégal noonu la mës a bindoo te ci wàllu nag audit fichier électoral bi ak processus bi ndax posé nañ ma question yooyu dinaa ci ñëwaat léegi sax d'ailleurs en français damay fàttali ni élection yi nga xamante ni moom la ñu nekk di ci dem